ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës fële ca diwaanu Ndar boo moyul nag ndongo yi daañu am ay jafe-jafe rek ngir ubbi école ci alxames ji li ko waral yenn ca daara ya danoo màggat ba xubidaas ca des nag ndoxi taw ya nangu na leen CM Kandé bu Ziguinchor it muccul ca yooyee jafe-jafe. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru président Macky Sall nag dana fa teew ci alxames ji ngir nag fekkee daloo bi nga xamante ne jëm na ci ñetti bâtiment foofu di ñetti dal ca campus social ba ak lu mën a xew ñenn ci étudiants yi na ñoom noppi nañu koo dalal ci yar ak teggin ñetti at nag gannaaw bu mu fa gëjee président Sall di delluwaat ca UCAD 2015 nag ci fitna lanu ko dalaloon moo waral rek ab laaj sampu ndax jege ñaale Macky Sall jàngat nañu rek ca la xewoon ci atum 2015 liggéeykat yu Petit Train Bleu ñoom door nañu ab grève boo xamante ne mën nañu koo làbbali diirug ñaari fan lay doon tey ci suba lanu ko tàmbali ñoom liggéeykat yooyu ne duñu seetaan benn yoon seen kër googee di naax saay ndax ay kilifa yoo xamante ni danoo waroo ak seeni diggé daanu addu ci leneen muy mbootaay nga xamante ni moo ëmb way jëfandiku yi ak syndicat commerçant yi ñoom nag bu nu sanoon lii bàyyi ko fii ci biir réew mi ñu koy jëfandikoo lu ci mel ni diw segal bi bu weesoo loolu ñu ne TVA sax bi nga xamante ne moom la ñu ci teg tooba jéggi na dayoo téeméer boo jël fukk ak juróom-ñett la mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi fële ca ndax niñ koy xewoon léegi ci ndoxteelu xibaar yi boo mayul nag ndongay daañu am ay jafe-jafe ngir ubbi école alxames ji li ko waral nag yenn ci daara ya dañoo màggat lool am na yoo xamante ne nag ndoxi taw ya moo ko nangu mu doon ay jafe-jafe yoo xamante ne nag ñu ngi koy dund jamono ji ca diwaanu ndax dañu ci ànd ak Ousseynou Diop. bi ci diwaanu Ndar géej ay waxtu dong moo ci des yenn ci l'école yi daan nañuy noppi ngir dalal lii di ndongo yi bu fekkee ni sax nemmeeku nañ ni yu ci bare ci ñoom ndox ma bare na fa fii ci lycée Charles de Gaulle censeur bi mi ngi dalal xelu ndongo yi ak seeni waajur. souvent aussi ci élèves yi la surtout nag ak le rôle à jouer par les parents d'élèves ñoo war a sensibiliser seen doom yi ñu indi leen ñu taxawu leen ñiy inscrire ñiy dugal leen salle de classe ñu jàng. ca école su koy Nokkanaare moom kenn xalaatul li ni mel ndaxte fii ndox ma moo fa ne jamono jën fay ñëw association parents d'élèves yi si la ñu jël seeni matukaay ngir ndox mépp ñu jëlee ko ci biir école ba. mënul nekk sax xaj quasiment boo xoolee parce que fii nii moom doo fi ñëw indi ay xale yu ndaw naan leen ñëw leen xëy si voilà situation bi donc vraiment ci di profiter si occasion bi di lancer appel aussi autorités yi parce que tamit lii chaque année noonu lay demee. Ndar moom li ñu nemmeeku mooy école yi ci bare dañu màggat ba xobidaas école Justin Ndiaye waajuru ndongo yi ñoom li ñu gis mooy force ñu jàppale leen ndaxte bërëb bi na mu mel jéggi na dayoom. xorom la lépp la te yoon la école boo xamante ni conditions yi la mel am taux de réussite de 78% nga xamante ni buñ leen defaloon conditions yu meilleures yi mën nañu am 100%. concept ubbi tey jàng tey mën na am ci diwaan Ndar géej bu fekkee ni tënku nañ ci kàddu ko IEF bu Saint-Louis commune Cheikh Yaba Diop dalal xelu ndongo yi xam ne ni kilifa yi jël nañ bépp matukaay. lim boo ko tënkee. toll na si téeméer boo gis juróom-ñeent fukk yi ak juróom ñi teew nañu donc gis nañ ni érosion côtière yi laal na bu baax école Cheikh Touré te loolu danger la pour élèves yi danger la pour enseignants yi moo tax préfet jël mesure pour ñu tëj ko bu ñu ko tëjee tamit bàyyiwuñu xale yi ñuy taxawal si mbedd mi dañ leen yóbbu si école yi nga xamante ni si jege nañu. lu ci mën daan am ay jafe-jafe am na ci diwaan Ndar géej ngir ubbi tey jàng tey mën a am waaye kilifa yi ñoom nee nañu lu ñu mën dañ ko def ngir lépp mën a jaar ci yoon. Ousseynou Diop ubbi tey jàng tey it du yomb ca CM Kandé ga nekk ca Ziguinchor li ko waral nag ndoxu taw ya ma nga ca biir daara jooje nga xamante ne nag ña fa sax nekk di yëngu dañoo amoon ay jafe-jafe ñu ca mel ni jàngalekat ya keroog ba ñuy ubbi ci talaata ji dañu doon xuus ca ndox ma ngir mën a yegg ca dal ya dañu ci ànd ak Boubacar Diassi. ubbiteef l'école la pour jàngalekat yi ak képp kuy jiite l'école ci Sénégal wërëngal këpp ngir waajal lu ñu naan ubbi tey jàng tey. te CM Kandé bu nekk ci capital bët Saloum réew mi jàngalekat yi ñëw nañu waaye kenn ku ne laata moo yegg ci bloc administratif bi dafa nar a xuus ci ab ndox mu bari te boo gëstoo xool ëttu école bi li ni mel la lay jox. yàlla xam na ne chaque fois dañuy perdre 2 semaines 3 semaines parfois balaa école tijji wax dëggal te mu nekk lu metti lool. au point que finalement nit ñi dañoo commencé tiit bu fekkee autorités yi jëm ci def dara on risque de perdre parfois même tout un mois sans cours. dañu koy tuddee ubbi tey jàng novembre parce que mu ngi nii jaru samay wax yàlla xam na ne noo ko bëgg mënoo ko réaliser. principal bu CM bi di expliquer li waral lii. li war booy ñëw Kandé mu naxari booy dox ngay xuus
maanaam dafa am benn ouvrage bu ñu tabax ñuy naan canal d'évacuation mu doon canal boo xam ne ci ñu ko defar ñoom li ñu bëggoon mooy bu tawee ndox mi mën a jaar fu mu war a jaar dem ci dex bi mais ouvrage boobu du def liggéeyam dafay jël ndox mi di koy sotti ci quartier bi. ñoom xam nañu entre autres lu ñu mën a def pour seen canal d'évacuation bi mu nekk canal boo xam ne dina def liggéeyam mais tam bu ñu rembler fii ci suma xam-xam bu gàtt xam naa ndox mi du fi dugg. laata ubbiteef l'école bu xale yi jàngalekat yu nekk ci CM bi dañu war a gën a farlu te yokk muñ. ñi it ñi ngi waajal rek seenub ubbite muy étudiant yu Sénégal fële nag ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofu moom ña ngay waajal daloo ñett ci bâtiment ci campus social ba ci alxames ji lay doon ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñoo jiite COUD lëkkaloo ak njiital amical yi ngir waajal bu baax a baax nemmiku ko nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall war na koo nemmiku ca UCAD dañu ci ànd ak Cheikh Sadou Fall. campus social bu université Cheikh Anta Diop nar a dalal ñetti taax yu yees ñu nar leen inauguré ci alxames jile ci teewaayu njiitu réew mi ñi nga xamante ne ñoo jiite COUD nekk ci wàccaay yi. directeur du COUD ak étudiants yi waxtaan nañu d'accord nañu ne li am tey duñ ko placer lu dul ci cadre républicain cela veut dire que jàppewuñ ko lu dul président mooy chef de l'État président de la république mooy ñëw. amul fii la bokk amul fii la bokkul am na ànd naa ak moom amul ànd naa ak moom loolu dañ ko jàpp ne loolu mooy cadre bi. ñun dinañ jël lépp li nga xam ne ay matuwaay lañu que ak taxawaay boo xam ne loolu du ci bokk ak étudiant nag fu mu bokkee fu mu jógee du ci bokk dañ taxaw ci loolu président bu ñëwee visiter cité universitaire bi ñu won ko ci li mu wax nañ ko def nan lañ ko taxawale ak ni mu mel parce que moom xam na ko sax mais ñu gën ko won. waaye étudiant yu bari di xamle ni xew-xew boobee yëguñu ci dara. man maa ngi koy doog a yëg yow yaa ma ko yëgal nii mosuma ko woon yëg quoi. non yëguma ko nag yëguma ko. waaye beneen pàcc bi kontaan ci bu baax di ñaawlu jàmmaarloo yi fa amoon bi fa njiitum réew mi njëkkee ñëw ci atum 2015. tertu boobu amoon ak li fa jot a am loolu dañ jàpp ni étudiants yi dañ ci juum ñoom sax nangu nañ ko. ci lu tax mooy dañ ci juum parce que benn autorité la yàlla moo ko fal. dañ cee am contentement ci li nga xam ni mooy sunu président ñëw fi seet ci étudiants yi mais aussi defaral ñu fu ñu dëkk. teertu président de la république defe naa ni étudiant bi nga xam ni un bon étudiant mooy étudiant bu baax bi comprendre warte yëkkati xeer di ko sànni président moom parce que institution la déjà constitution bi dala koy leeralal moom mooy première institution donc boo ko sànnee xeer. sànni nga xeer sa institution. taax yu yees yi daa tax ñu yokk lim bi ci campus social bi te autorités yi yor COUD ñoo ngi ci wàccaay yi waaye yenn ndongo yi seen examen yi moo leen gën a soxal. muy ñetti bâtiment yu ñu fas yéene daloo foofee ca campus social ba muy juróom-benn pavillon bu ñu dee xool loole nag tax na ba suñu nattaango sax jotoon nañoo xëy sànq ca UCAD am na nag ay étudiants yoo xamante ni yéen nañu yàbbi ca mbir ma ñoom nee ñu ak lu mën a xew nag fas nañu yéene koo dalal rek ci yar ak teggin waaye am na ñoo xamante ne neneen la ñu gisee ndax jàpp nañ ni ñëw Macky Sall ca UCAD politique da caa lalu ndax dañoo jege lool li nga xamante ni moom mooy woteeg faluk njiitu réew mi président Sall wax naa ko sànq ca UCAD gannaaw ñetti at 2015 nag la fa gëjoon te 2015 ku ne xam na ni étudiants yi nañ ko dalale woon foofu ci fitna la moo waral tey ab laaj sampu ndax jege ñaale yi Macky Sall jàngat nañu bu baax ca la xewoon ci atum 2015 li leer ba leer mooy ci jamono ju dal lay dem waaye tamit am na ay laaj yu ko fay xaar bokk na nag ci mbir yu am solo dañ ci ànd ak Ibrahima Kane. Macky Sall fas yéene dem ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru suba. mu di ab visite boo xamante ne nag mën nañu jàpp ne visite bu risqué la bu ñu fàttalikoo ni ko yenn étudiants yi teeroo woon ñetti at ci ginnaaw rawatina manifestation naqarlu yu bëri yu ñuy amal ci avenue Cheikh Anta Diop bi ci mujj di tey jii ndax camp présidentiel bi xalaat na bu baax a baax déplacement boobu lu mu mën a jural njiitu réew mi lu ni mel mu mel ne càmbar nañ ko bu baax a baax ndaxte jamono yi njiitu réew mi di dem ca université daanaka contexte bu favorable la ci moom. bi ci njëkk di date bi ñu choisir maanaam début octobre nga xam ne nag du bëri ay étudiants yuy nekk ca campus social ba ca topp moom mooy visite gi ñu ngi koy amal ginnaaw bi njiitu réew mi wàññee nag njëgu ticket yuy jëm ci wàllu restauration bi rawatina bourse yi ñu nama yokk ci rentrée académique bi te bi yoon itam
njiitu réew mi ñëwul ak ay loxo kese ndaxte ay pavillon yu bees la na ma inauguré ji foofu mu di nag ay jéego yu am solo ci wàllu social gi ci université Cheikh Anta Diop ñenn ñi sax mën a jàpp ne lu ni mel mën na indi dal ci diggante étudiants yi ak njiitu réew mi Macky Sall nag ci beneen ponk étudiants yi dinañu ko xaar bu baax a baax mu di lu ñeel mbirum Mohamed Fallou Sène ñu boomoon ko fukki fan ak juróom ci weeru mai ci université Gaston Berger gannaaw ay fitna yu doxoon ci diggante étudiants yi ak takk der yi tey jii lu ëpp ñeenti weer ginnaaw boomub étudiant boobu ba léegi justice rendre guñ ko teg ca nag dossier gi biñ ko jébbalee procureur de la république Serigne Bassirou Gueye ba léegi daanaka kenn yeeyu ci yàbbi li wër te wër moom mooy Macky Sall nag fële ca université Cheikh Anta Diop suba buy yëkki ay kàddu foog mu dalal xelu étudiants yi ci lu jëm ci mbir moomu moom njiitu réew mi sax bu fekkee def na lu ni mel amaana dina nag frapper un grand coup ci déplacement am boobu nga xamante ne ñu bëri yaakaar ni fitna mën na caa laxasu. Ibou Kane ñu koy jaajëfal ñu yeggit ba daara ja kawe da nekk ca diwaanu Ndar muy université Gaston Berger campus social ba nag boo moyul du ubbi ay buntam ndax neenu université boobu sax li ñu naan kon centre régional des œuvres universitaires ba nekk foofee ca Saint-Louis du Crous nag dafa amee boru ñaari milliards jafe-jafe yoo nag tax na ba daal du fas yéene wu rek teel a ubbi ay buntam kon mu mel ni dàq nañu ko rek ba beneen jamono ñu àddu ci leneen muy grève bi nga xamante ni liggéeykat yu petit train bleu door nañu ko tey ñu ne nag dàquñu sax làbbali boobeeb grève muy grève ñaari fan nee nag duñu seetaan benn yoon seen kër googee di naax saay ndax kilifa yi danoo waru ak seeni diggé ñu teewlu Abdou Khadre Djeylani Diop moo wax ci turu liggéeykat yooyu. état dugalu ci xaalis en particulier APEX yoreen ñu lu mën a tolloo 400 millions yoo xam ni chaque fois mu ne dinaa leen ko fay chaque fois dinaa leen ko fay ñuy pousse di pousse ba yegsi fi ñu yegsi pour revenir tey ci gare ferroviaire bi nga xamante ne départ c'est toute une histoire tey bu ñu dawee yaram tuuti ñu xool sax ci histoire du chemin de fer c'est grâce aux braves cheminots que la ñu am sunu indépendance du Sénégal partant de la grève des cheminots de 38 de 47 5 mois 10 jours les cheminots se sont train yi ñu arrêté day bloqué CEFIX sunu mbokk CEFIX yi du ñu mën a daw ndax voie principale bi la ñu taxaw li nga xamante ni tamit mooy GCO Grande Côte Ouest nga xam ne coopération voire même internationale la du ñu bouger d'une seule semaine tant que amuñu une issue heureuse dañ ñoo yàgg di nax bu ñu ñëwee ñu ñëw jox la ay miettes non dinaa ko régler dañ koo teg lépp ci yoon lu ñuy yoon may fekkoo ñu attaqué APEX tëju ñu seen i bagage defuñu dara mais sunu raay ñun ñoo ko moom di ko xam. ñeneen a ngi nag banque seen yoxoo ñoom it ci liggéey bi muy SYTJUST di syndicat boobee njaboote ñuy yëngu ci wàlluk yoon ñoom grève ñetti fan nag la ñu daal di amal ay jafe-jafe nag yoo xamante ni ñu ngi koy dund ay at a nga nii nag ñu yëkkati daanaka booy xool kàddu yoo xamante ne lépp benn la gannaaw grève boobu nag daal nañuy seetlu ñi nga xamante ni ñooy faral di dem ci tribunal ak kayite ñi lijjanti ñu ne ña nga cay am ay jafe-jafe bu ñu sañoon nag kilifa yi daanu may nopp rek liggéeykat yooyu Alioune Guèye. ab palais justice bu wéet wuteeg lool bis yi nga xam ne da daan xumb loolu grève bi waa SYTJUST amal moo arrêté liggéeyu tribunal bi ña fa ñëwoon di lijjanti ay këyit nekk ci njàkkare. dama ñëwoon di toppatoo samay këyit pour être en règle comme sénégalais bu nekk soxla nga ay këyit te foo dem dañ lay wax mairie ngay dem ngay dem tribunal wala préfecture nga ñëw fi ñu ne ñu grève nga perdre sa temps perdre sa coono perdre sa xaalis. ñun dañu grève. ñëpp mënuñoo grèwandoo te ñëpp mënuñoo bokk liggéeyandoo kon xëy na dafa am lu ñuy lijjanti rek wala lu ñu bëgg seen bopp moo tax ñuy grève. métti na méttiwul parce que kenn ku nekk am na ñoo xam ne grève na mais am na ñu fi des. dama ñëwoon fii pour déposer ay dossiers mais ci kaw loolu bu mu egsee ñu naan ma ñii dañu grève waaw te maa ngi fu ma jógee daa sore lool. ñoom ñi le di sàkku rek ab waxtaan ci ñaari parti ngir lépp ñëwaat ci jàmm. ñoom ñu ngi seen bureau yi toog bu ñuy gréver. ils reportent seen rendez-vous yi dans une semaine balaa ñuy rencontrer ñi ñu liggéey justice loolu dafa rafetul comme on dit ngay on bat le fait tant qu'il fait chaud grève nañu tey ñun Sénégal yi nga xam dañu ñëw fii pour suñu këyit nañ rencontrer justice bi ak syndicat yi tey régler problème bi tey suba gars yi liggéey ñun dox suñu ay soxla. ñoom syndicat justice bi lee amal ñetti fanu grève ñuy sàkku rek dundin gu bakkane waaye tamit liggéey ci condition yu baax.
grève boobu nag daana ko làbbali sax ni ki ëllëg ci àllarba ji muy nag grève ñaari fan ba tey muy syndicat boobu nga xamante ne nag moom moo njaboote ni ma ko waxee léegi ñi yëngu ci wàllu yoon. ñu wax ci dëwlin bi yoon nag syndicat yi nga xamante ne nii moom moo ëmb kon liggéeykat ya gannaaw nag kàddu yi nga xamante ne yëkkate woon nañu ko di naqarlu li nga xamante ne moom la ñuy dund muy dëwlin bi nga xamante ne fii lañu koy defaree ci Sénégal te mënuñu koo jaay ci marché bi li ko waral diw gu bari gi fii dugg tey ji nag waaye jëfandiku yi ñoom ñoo ànd ak syndicat commerçant yi di naqarlu lu ni mel bu weesoo tamit ñu ne TVA bi ñuy teg ci diw segal gi ëpp na téeméer boo jël fukk ak juróom-ñett dañu ci ànd ak Mamadou bi passi soxo ñaxtu bi syndicat bi ëmb liggéeykat yu nekk ci Korgra amaloon di ñaawlu stock bu bëri bu huile d'arachide des fii ci Sonacos tax na ñiy liggéeyee ci secteur bi réagir vice-président bu ASCOSEN ñëwaat na ci raison yi waral boobu des bu bëri. l'huile d'arachide bi effectivement dafa mënul a ànd ak huile importée bi moo ko ëpp qualité certes parce que amul aflatoxine amul cholestérol te am na vitamine A mais problème bi mooy que prix bi dafa cher par rapport à l'huile végétale importée. côté syndicat commerçant yi nag fësal nañ seen volonté ngir utiliser lii di production locale bi waaye réalité marché yi moo dul leen ko may. bala ñoo jëli diwlin bitim réew ñu consommer fi nekk ba mu jeex tàkk donc damay adhéré ak ñoom toujours ñun buñ sañoon 30% 50% dañ koy consommer sax ba mu jeex ñu door a wuti loolu mooy suñu politique ñun te politique boobu la ñuy lancé tout le temps de territoire national. ngir assurer bonne vente huile bu ñuy defaree fii ci Sénégal war nañ jël ay mesures ngir gunge loolu. problème bi mooy boo dindiwul TVA bi ne xëy na ma tëj frontière yi da ngay exposé bu boobaa consommateur bi mu jënd huile boo xam ne dafa cher trop te loolu duwul li gën donc seet nañ ko ci ndeyjoor ci càmmoñ ci kaw ci suuf ñu waxoon na la recommandation bi ñu def mooy que état bi dindi TVA bi. dooleel consommation produit yi ñuy defaree fii ci Sénégal doon na waxtaan yu ñëw saa su ne waaye du mu weddi ne importation faaw mu am ngir mën a satisfaire demande du consommateur yëpp. ma ngoog lu soxal dëwlin boobee di dugg ci biir réew mi sénégalais ñoom nu ko jàngatee mu mel ni ku nekk nag ak la nga taamu ndax am na ñoo xamante ni bay bàyyi ko feneen moo leen gënal waaye am na ñeneen ñoo xamante ni bu ñu sañoon daal consommer local képp la ñuy jëfandikoo Ndeye Marie Dabo. mu nekk lu ñu nemmeeku mu bari lool ci suñu marché yi diwlin yay bàyyeekoo fële ca bitim réew ab dox nemmeeku ca marché bu Wakaam moom jaaykat bile di ñu wax lu tax. Dakar diwlin importé bi rek la ñu gis duñ gis Sénéor comme ñu ngi wax comme ñun comme ça bii nii Sénéor moo ko defar instant bi ñu ngi koy jënd ndànk-ndànk mais importé bi moo ëpp doole ci marché bi quoi. ñu wàññi woon diwlin bi ñun mën nañ ko jaay ñu wàññi ko mais ñoom duñ ko wàññi dañ koy seeral même fii bu ñu waxee bañ tee diwlin importé beet dañuy seeral bi. ay soxna ñëw ngir ndugg si kenn ci ñoom def tànneefam ci li nga xam ni mooy diwlin bay bàyyeekoo bitim réew ka ca des moom la mu taamu mooy diwlin bi ñu defaree fii ci biir réew mi. waaw diwlin bi dafa am importance moo tax dafa baax moo tax wér gu yaram fépp la baax wala moo tax ñu taamu ko. man sama jëm bopp bu fii bi ñu defaree bi ñu local bi man moo ma gën a. njaayum diwlin moomulee ñi ëpp ci ñi koy def. ñoom dañuy sukkandiku ci seen i bëgg-bëgg client te la ca ëpp taamu li nga xam ne mooy diwlin bay bàyyeekoo bitim réew. ci client yi la rek xam nga jaay moom da ngay jënd yëpp rek teg client yi jënd ñoom ñooy xool yi leen arrangé ñu di ko jënd waaw yi client yi gën di jënd nag moom ngay gën a bëgg di jaay. mu nekk ak situation goo xam ni jur na ak njàqare ci kanamu ñi nga xam ni ñooy syndicaliste yay liggéeyee ca Sonacos te la ñu jot a defar ci diwlin. mënuñu fexe ba génne ko te xayma ba toll ci juróom-ñaari milliards. ñu àddu ci leneen muy nag bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel feebaru xel bëccëg boobu nag ñu koy waaj màggal njiital association di mbootaay gi nga xamante ne ni moom moo taxaw temm nag ngir toppatoo ak gën a taxaw ñi amee feebaru xel nag dem na nemmiku ji woon ñooñee nag nga xamante ni lu ci ëpp ci mbedd mi la ñuy nekk di taxawaalu Ansoumana Dione gannaaw bi wax na jafe-jafe yi nga xamante ni moom la nimiku ñu teewlu ko ci micro Mamadou Sarr. gis nañu tey ay nit yu àndut ak seen xel jafe-jafe yu ñu nekkee ay nit yu bëgg
lu ñu lekk ay nit yu bëgg a sangu ay nit yu bëgg fu ñu dëkk ay nit yu soxla ku leen dimbale ay nit yu soxla ku leen faj moo ne day constitution bi Sénégal moo ne ki amee feebaru xel nekk ci mbedd mi bu fekkente ne daf koy indil jafe-jafe andi nit ñi jafe-jafe dañ ko jël faj ko. ma ngoog Mamadou Sarr moo taataan ay kàddu màggalu Touba ak waajal gi ci wàllu ndox mi nag ñu ngi ci dalal xel yi ci dëkk bu sell boobee kon office national des forages ruraux dana def kéemtalaay kàttanam ba ndox bañ a ñàkk ca Touba Mbacké directeur général ba nag yëkkati na ci ay kàddu Seyni Ndaw dénk ko sunu naataango Mohamed Diop. ñàngat mi nga xam ne bi def nañ ko ci màggal gi weesu ak yeneen màggal yi naka lañ mën a yokkee la production wu ndox mi ba nga xam ne tolof ndox du am xam ngeen ne ndox nekk na comme ni ko sëñ Bass waxee léegi li gën a am solo ci màggal gi lekk am na solo électricité bi am na solo mais ndox bi bu xasee manqué tuuti rek tolof day ñëw loolu nag gouvernement bi comprendre na ko moo tax tey jii ñu sumb liggéey bu am solo liggéey boo xam ne bii ñu ngi ci réalisation ay forage ñeenti forage yoo xam ne gouvernement bi mu ngi koy def bi ci njëkk mooy forage hôpital bi xam ne fu ay malade nekk mënul manqué ndox forage boobu tey jii dana amaat son autonomie liggéey bi avancé na bu baax amaat beneen forage boo xam ne bii ñu koy wax Serigne Saliou di alimenter ay quartiers yu am solo daaw boo déggee ay janatu ay saam côté yëpp dafa manqué woon ndox tey jii forage ba pare na mën nañ ne la fa doon génn daaw fi mu nekk nii génn nañ ñettal bi bu nekkoon benn forage tey di mën nañ na foofa donc ñetti forage la mu am encore ay réseau yoo xam ne commencé nañ ko poser tey jii am na 12 kilomètres yoo xam ne yi commencé nañ ko poser ñu ngi ci nar ko continuer. mu ngoo ko mu nekkoon njiital OFOR délégation générale à l'entrepreneuriat rapide di DER moom nag taxaw na temb rek ngir gunge ndaw ñi nag ci wàllu liggéey noonu tax na nag ba lu toll ci juróomi kon téeméeri million que suñuy koppar rek ñu daal di koy jot a séddale ca département bu Mbacké lu toll ci juróom-ñetti téeméer ci doomu aadama kon jot nañu rek seeni chèque loole nag lañ ca jublu rek moom mooy xeex ñàkkum xëy ma ca diwaanu Mbacké Pafara ñi ngi ci leeral. Touba di dëkk boo xam ne wàllu yëngatu ak jënd ak jaay fës fa lool. waa DER gis lu nu mel fa seeni dugal ci seen loxo ngir jàppale leen ci lu tolloog xaaju milliard ci sunuy koppar moom la ñu teg ci taabal bi ngir fexe ba doxal seeni yëngu-yëngu. décaissé nañu lu toll 10 milliards ci 10 milliards yooyu région bi am na lu toll presque 500 millions et boo xoolee tey lu ñu dugal journée bi à partir de semaine dernière ba tey ëpp nañu presque 500 millions. am na ñeneen ñuy jot octobre am na ñuy jot novembre am na ñuy jot décembre ba année bi jeex 2019 ñu renouveler suñu enveloppe ñu amul ñoon tamit am. waa dëgg ñoo li nga xam ne ay financement yu toll ni juróomi fukki junni ba téeméeri junni lan lañ jox pour que ñi nga xam ne dañ doon comme jigéen yi nga xam ne dañ doon xëy ci marché au poisson jël benn panne jën ñoo yëndoo ko jaay ba ngoon lu ñu génn lu dul dépense bés bi. financement yi ci wàllu secteur bu ne ngir yëkkati koom-koom bi bépp projet boo xam ne baax na rek ñu teg ko fa dinañ ko financer te amul xàjj ak seen. ndax financement bu mel nii gëm naa ne mosu fee am ñi bi fi jaar ñëpp wax nañu ko. groupement Gëm sa bopp jot na 3 millions 400 mille francs CFA. ak GIE Fadel am na 3 millions 658 mille francs. ñu ngi leen di sant bu baax jërë ngeen jëf kenn moomu ko beraluñ ko kenn. gannaaw Dakar ak Thiès Diourbel moom am na lu ëpp benn milliard ci sunuy koppar ngir mën a xeex wàllu ñàkkum xëy ci dëkk ba. 1 milliard 582 millions 681 mille 490 francs indi nañu tey lu toll 500 millions boo leen góorgóorloo remboursé ko fii ak fin d'année bi. ñu dolliwaat yeneen 200 ba 300 ba 500 millions ba 1 milliard yi mot. lépp juróom-ñetti téeméer ci ay nit jot seeni chèque
ñii di waa DER nag ak seeni partenaires financiers yi ubbiwaat beneen liste ngir woon a fexe bu bind ñu bëree bëri ci dëkk bu sell bi. cant ak ngërëm ñeel na la Pafa ñi ngi mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan ak Sara Cissé.